mu ñëw rek ci ligne bi bon nag ñu xaar rek ñu dem tuuti rek ak number one de Dakar léegi rek buñ ci paree rek ñu daal di ñëw maccat kii ñu daal di ñëw ak docteur Saloum Cissé ñu daal di dégluwaat tuuti rek lu voilà donc dañu daal di préparer rek comme ni ma ko waxee léegi rek ànd ceeg docteur Saloum Cissé léegi rek ci waxtaan wi. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? loolu la ñuy laaj auditeurs yi comment va la santé. Suma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daaneel ko taagaañu woon nak ileer jël suuf taf ca góom ga. yàlla musal ci loolu ñu ngi ci nag dans un grand pays bi boo xamante ne dëkk boo xam ne c'est le plus grand pays du monde muy États-Unis d'Amérique yaakaar naa ne kenn du fi daal am loolu di jël suuf di taf ci góom ba waaye tamit toujours est-il que fi ñuy toog nii ñuy wax ak auditeurs yi docteur Saloum Cissé war a ñëw waxtaan ak auditeurs yi ku ci nekk dugg na ci këram ku ci nekk mu ngi fekk na la sa biir kër jàbbal ne la jàbbal loxo nuyu la xool sa yaram sa wérgu yaram moo tax mu naan leen comment va la santé waaye am na ci ñu bari ñoo xam ne ñu ngi tëdd yàkkamte dañuy déglu docteur Saloum Cissé pourquoi parce que ñu ci bari ñu ngi tawat tëdd tawat ci biir kër gi alors donc bu ñuy déglu docteur Saloum Cissé dina dindi stress bi dina wàññi lu bari ndax docteur Saloum Cissé boo koy déglu sa xel dina dalal sa xel te it dina indi lépp loo xam ne sérénité la ci doomu aadama bi ba tax na alors ça fait baume au cœur à chaque fois ngeen di déglu docteur surtout que docteur bu laabiré noonu alors ba tax na képp koo xamante ne yaa ngi déglu rajo Modou International di nga am toujours benn motivation booy déglu docteur Saloum Cissé donc ba tax na yaakaar na ne bu ñu dellu see ak docteur Saloum dina mën a wàññi stress yu bëree bëri alors docteur Saloum yaa ngi en direct ci rajo Modou International docteur Saloum ñu ngi nii di la ziare di la daral fii ci rajo Modou International maa ngi wax naan à chaque fois que nga ñëw di nga indi baume au cœur di nga dindi stress yi ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci kër yi ndax buñ ne bonjour comment va la santé rek yaakaar naa ne doon na loo xamante ne bàyyiwul kenn surtout que comme ni ma ko waxee rek dëkk bi dëkk na dëkk boo xam ne métti na métti boo xam ne alors ñu bari ñu ngi ci biir kër yi ñu bari ñu ngi ci tëdd ci kër yi daal ñu ngi feebar ñu ci bari ñu ngi soox ak feebar am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci mbedd bi ñu ngi dem ak ñëw teewul ñu ngi ak seen i feebar di dem ak ñëw alors ba tax na
fépp fu ñu nekk rek donc dañuy day am solo lool léeg-léeg di déglu docteur muy waxtaan ak yéen di gën a dalal seen xel ci yu mel noonu ba tax docteur ñu ngi leen di la ziara di la jébal kàddu gi tey waxtaan bi nga xamante ne indil nga ñu ko lan la war a doon ndax auditeurs yi ñëpp ñu ngi lay xaar docteur kàddu gaa nga ko. asalaamaaleykum wa rahmatulah Alain maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziare maa ngi ziare bokk auditeurs yëpp. ñu ngi lay fay bu baax a baax. di leen wax ne ma itam kontaan naa lool si dellu si. fan yii wax dëgg. comme ni nga ko waxee dëkk bi doy na waar lool. parce que Covid 19 bi tasaaroo na fi bu baax a baax a baax a baax. te jaaxal na ñëpp jaaxal na autorités yi jaaxal na nit ñi jaaxal na décideurs yi jaaxal na médecins yi. vraiment lu jaaxle la. waaye moom defe naa lépp luñ ci war a xam ñun ñëpp xam nañ ko. nañ topp ndigal yi rek. nañ def li ñu santaane distancing ak raxas suñuy loxo sol masque fu ñu jëm vraiment nañ topp daal ndigle yi foofu si New York gi ngeen nekk moom wax dëgg yàlla gars yi jàmbaar lañ lool. ñun fii ñu nekk si taw si affaire bi mi ngi yokk rek waaye du tey ñu topp rek recommandation yi. waaw ñun man mi liggéey si hôpital li ma loo xam naa si dara. vraiment doy na waar lool. ñu centre yi fees nañ ñu ngi feebar nañ jaaxle nañ activité économique yëpp a ngi taxaw donc. yàlla daal moo ko fi indi yàlla na ko fi yàlla jëlee. amiin. liñ bëggoon a waxtaanee tey mooy ñaari affaire dama bëggoon a waxtaan tuuti si centre de dialyse boobu ñu waxoon fii. deuxième partie bi du yàgg dara ñu waxtaan aussi tuuti si diabète. ba léegi dama am question yu bari si diabète ak peut-être beneen week-end dinañ mën a waxtaanee beneen feebar boo xam ne aussi maa ngi si am question yu bari. mais li ma bëggoon a njëkk a wax rek mooy affaire centre de dialyse bi ñu fi wax dëgg yàlla réponse communauté bi positif na lool. nit ñaa ngi may oo de gauche à droite vraiment di bindu di wax ne bind ma man lii moom kontaan naa ci lool bëgg naa ci participer lu ma ci mën dinaa ko ci def te loolu rek lañ sant nit ñi doomu aadama bu nekk li nga mën rek lañ la laaj nga def ko ngir yàlla parce que lii defuñ ko pour ut si xaalis defuñ ko pour réew defuñ ci dara d'ailleurs suñ ko defee ba pare ñun seentuñ ci dara lu may yëbbal ko Sénégal mu dimbale doomi Sénégal comme niñ ko waxee woon fii keroog dëgg yàlla may ñi privilège bu toll ni ñu nekk ci dëkk bi yàlla suturaal ñi bañ mën a dimbale suñuy mbokk wax dëgg yàlla dimbale ko en large Sénégal yi yëpp loolu day nekk beneen loo xam ne ni ngëneel lay doon si ñun si suñu wàllu diine ak suñu wàllu àddina aussi donc noonu lañ ko gisee donc réponse bi vraiment macha allah nit ñaa ngi may oo toujours te it am na ñeneen ñuy oo Alain xam naa am na ñuy suma ñeneen nit di wax ne lii di ko rafetlu daal ñu bëggoon a wax ne pour le moment jarul ñuy bindu fenn quoi parce que bindu suñ commencé bind day nekk désordre nañ ku si nekk boo si bëgg a bokk del continuer di déglu rajo Alain bi parce que annoncement yëpp fii lay jaar donc di déglu rajo Alain incha allah dans les prochaines semaines dinañ former bureau dans les prochaines semaines dinañ am lu mel ni trésorier dinañ am lu mel ni banque account dinañu am lu mel ni koo xam ne mooy gérer xaalis bi kooku kuy yónnee xaalis foofu nga koy yónnee jarul ngay def sa tur ak dara da nga koy def ngir yàlla ak yonent ba rek boo bëgg a def $1000 baax na boo bëgg a def $5000 baax na loo def rek nga def ko ngir yàlla wax dëgg yàlla lay fay donc àggaguñ foofa nag pour le moment fi ñu toll mooy jéem a set up ko léegi dama ñëwoon tey pour proposer leen benn affaire parce que gars yu bëri aussi oo nañ ma ne ma wax dëgg yàlla gis ne ki nga proposé comme président loolu baax na lool waaye puisque Alain moom moo accessible de partout ku nekk xam nga Alain ku ne mën nga oo Alain bu Alain nekkoon président defe nañ ne mooy gën loolu it ma rafetlu ko lool noonu danaa ko proposé fii tey waxuma ko sax kële nga xam ne moom laa proposé woon comme président parce que xam naa ne mi ngi déglu tey dana ko rafetlu affaire yi ku nekk njiitle ku nekk si ginnaaw yëpp benn la xool yi rek la yàlla di fay quoi donc man dama ne woon d'accord naa si ñu proposé Alain comme président waaye loolu rek mooy am nag amaguñ yeneen membre am na ñu bari ñu ma oo rafetlu ko lool wax ne sax bëgg nañ bokk si bureau bi bëggaguma wax seen tour mais est-ce que ma bëgg a continuer concerter ak ñoom wax ak ñoom ba ñu wax leen vraiment rôle yi ñu leen bëgg a jox lum laaj parce que rôle yi du nekk rôle yu yomb donc liggéey lay laaj donc képp ku si bëgg a bokk dinañ waxtaan ak yow dinañ am ay conférence call yu ndaw si biir
biir ci semaines yi ñëw ba woo ñu ne ñii mën nañu assumer rôle boobu ñu door leen ko jox waaye président bi même bu nekkee Alain tey it Alain rôle am ce sera plutôt de coiffer ñëpp rek mais day am vice président danañ am premier vice président dañu am deuxième vice président ñooñu ñëpp si bureau bi la ñuy nekk mais dinañ am yeneen membre bureau lu mel ni secrétaire lu mel ni communication lu mel ni trésorerie maanaam ki nga xam ne moom mooy am accès si banque bi loolu it du doon kenn ñett wala ñeent nit la ñuy doon nga xam ne il faut ñoom ñeent ñëpp signer pour xaalis mën a génn foofu waaw loolu mooy première affaire bi ma bëggoon a wax deuxième affaire bi ma bëggoon a wax mooy ne keroog ñu naa fi sama ñaari xarit docteur Charles Sow ak docteur Benjamin Nessen ñoom ñaari ñëpp ñu wax dëgg yàlla wax nañ présenté wu déglu nañ projet bi kontaan ci lool waxoon naa leen ne maa ngi ñoom dañoo bokkoon benn projet buñ tudd Sen America Clinic boo xam ne ñu ngi ko doon wax pour développer primary care in Sénégal boo déggee primary care mooy li ñuy def fii si dëkk bi ñun suñ xëyee chaque jour dañuy dem suñ bureau yi maladie di ñëw ñu leen di gis di faj lu mel ni hypertension lu mel ni diabète lu mel ni sinus lu mel ni back pain maanaam gannaaw guy métti ndigalu yu métti loolu la ñuy xëyee moom la ñuy gonte chaque jour mais gis nañ ne ni ñu koy defee fii ak ni ñu koy defee Sénégal du benn te defe nañ ne ni ñu koy defee fii am na solo lool te it am na njëriñ ci nit ñi lool moo tax ñu bëggoon ko développer Sénégal donc commencé woon nañu bind suñuy papier commencé Charles macha allah am na xam-xam lool ci affaire ni ñuy bindee grant ñu doon bind ay grant pour ñu yónnee ko ñi nga xam ne ñoom ay donneur lañ mën nañu may xaalis Covid bii nga xam ne mooy mbas mi moo ñu arrêté waaye 2020 bii la ñu waxoon ne dinañ commencé def suñ première clinique Diamniadio wala quelque part au Sénégal mais ne ni lépp ne dañ ko pousse encore mais pour xamal leen ne rek ñu dem ñu ngi doon liggéey si lu demee nii te Sen America Clinic boobu bu taxawoon soxlawuñ ci dërëm ñun ñëpp ay médecins nañ macha allah yàlla suturaal nañu ba tax na soxlawuñ ci dërëm man am naa clinique Sénégal boo xam ne c'est un clinique privé la donc wax dëgg bokku dara ak Sen America Clinic boobu ñu bëggoon a def donc Sen America Clinic boobu ñu ngi si doon liggéey ba am nañ statut fii si dëkk bi statut boo xam ne ni ku si maye xaalis sa xaalis tax déductible la moom la ñuy wax 501(c) am nañ loolu man maay président bi Charles moomu ak Benjamin ñu ngi si bureau bi ñoom itam ñun ñett ñoo ko formé mais di leen xamal ne ñun ñu nekk si bureau si affaire boobu Sen America Clinic ba pare bëgg a bokk si fii nga xam ne mooy dialyse bi dana nekk ñaari liggéey yoo xam ne peut-être mun na nekk lu ëpp si ñun les gars yi noonu naa leen proposé ne ñun ñëpp ñu bokk nekk benn ce qui fait que Sen America Clinic mën na continuer dem mais lii nekk volet Sen America Clinic donc volet lay doon rek nga xam ne dañ naan liggéey bi benn la mais képp ku maye xaalis ci dialyse bi bureau bi ñuy formé nii nga xam ne mooy bureau bi nga xam ne Alain mooy nekk président bi foofu la jëm képp ku maye xaalis ci dialyse parce que ñun liñ doon def muy Sen America Clinic séntu nañ ci def ay fundraising mais defuñ ko woon naruñ ko woon def ci communauté bi ñu ngi ko naroon a def ci connaissance yi ñu am ñu ngi ko naroon a def ci grant yi ñuy bind ñu ngi ko naroon a def aussi ci fundraising ci communauté yi nekk ñu par exemple man fi ma nekk nii mën naa dem ci hôpital ba organiser fa benn diina invité médecins yi ñu ñëw ma présenté leen ko ne leen lii lañ bëgg a def Sénégal dama bëgg ngeen maye xaalis suma xarit yëpp mën nañ ci maye xaalis bu ñu àggee ba ci dialyse bi mën naa ko présenté sumay xarit wax leen maye leen ci xaalis parce que toujours ma gis ay nit di ko def fii wax dëgg donc mën naa ko def donc loolu proposition la xëy na gars yi dinañ ci commenté mais defe naa ne loolu lu ma war a mën a nekk la au lieu que ñun ñooñu nekk Alain nekk président bi ñu am bureau war a former 501(c) encore loolu beneen liggéey la boo xam ne nii ça va être très difficile 501(c) bi ñu am mën nañ wax ne lii volume la rek comme ça ku may xaalis ci dialyse bi aussi bu taxe jotee nga mën ko ci déduire mais dañ lay jox ñun suñ 501(c) nombre bi numéro bi lañ lay jox rek jox ko Alain ne ko ku ci maye xaalis rek bu taxe joxe jox ko comme ça bu demee jox ko ki koy defal taxe mu am taxe déductible j'espère que ñu may déglu ñëpp comprendre nañ loolu du loo xam ne ñun dañ koy jël du loo xam ne dañuy jox
dañ leen di jox ñun itam liñ doon def mais bokk liggéey lay doon mais gis nañ ne enthousiasme bi nga xam ne moo am ci dialyse bi vraiment enthousiasme bu mag a mag la te bëgguma ñuy nekk di former ay papier ba far nit ñi fàtte ko léegi papier bi am nañ ko ba pare mën nañ ko utiliser pour dialyse santé mais kuy joxe xaalis ci dialyse bi joxe ne da nga naan lii projet de dialyse bi moo tax ma joxe ko donc bureau bi ñuy former nii nga xam ne mooy commencé juddul Alain nekk président bi bureau boobu ñooy gérer loolu j'espère que c'est clair léegi balaa ñuy dem ci waxtaanu diabète bi dama bëggoon a bàyyi tuuti Alain gars yi fekkee am nañ commentaire foofu ñu commenté ci après ma waxtaan ci diabète balaa ñuy arrêté. non mën nga continuer temps bi nga xamante ne gars yaa ngi woote rek après ñu jël leen mën nga continuer. d'accord donc c'est bon loolu laa bëggoon wax ci dialyse bi wax dëgg yàlla di remercier ñëpp di leen wax ne lii wax dëgg yàlla projet bu am solo la projet bu ngand la nag mante projet bu am solo la boo xam ne nii déjà am nañ ay partenaires Sénégal yoo xam ne yu am solo leen yoo xam ne danañ ñu ci jàppale ñoo xam ne ñu ne nañ dañuy guider bañ fexe ba réaliser ko léegi dama bëggoon wax ci diabète tuuti parce que nit ñi dañ may audima la question yoo xam ne ni question yu am solo la parce que diabète aussi feebar bu daaw la li ma bëgg a fàttali mooy lan mooy diabète d'abord diabète mooy suukar su ëpp ci sa deret ji lu tax mu ëpp parce que da nga am yaram fekkee ne ñun ñu nekk fii toog ba nekk mag am diabète la moo tax may wax de dañoo toog liñ daan yëngatootuñ ko wala dañoo am yaram wala suñ parents yi amoon ko wala ñuy lekk suukar su bari te duñ yëngatu bu bari léegi ñu dem a dem ba suñ pancréas bi ni mu daan dencee diabète bi di ko store ci foie beeg ci muscle yi mënatu ko léegi suukar si bëri lool ci deret bu ko defee su suukar ëpp bu suukar si ëppee nag ndox mi day ëpp ci deret bi aussi pour jéem a diluer suukar si diluer boobu moo tax ngay saw lu bari moo tax ngay mar yaa ngi saw lu bari yaa ngi mar yaa ngi naan lu bari aussi yaa ngi lekk lu bari loolu mooy diabète boo xasee ba am diabète nag ñu ne la am nga diabète c'est très important lii dama koy souligner encore dana am solo lool nga def ko muy priorité parce que dëgg dund bi balaa nga ci enjoy dara il faut nga am bonne santé nga am wér gu yaram te diabète mooy loo xam ne bu commencé yàq mënatoo ko taxawal waaw yéen baykat yi mel ni man xam ngeen luy mbaam xoox mu dugg sa àll ci sa toolu gerte comme lu mu fa yàqu na jeex na donc diabète day lal suukar ci biir artères yi day tax sa artères yi sa yaram yëpp artère mooy tiwo yi nga xam ne mooy jëlee deret ji ci sa xol bi di ko tasaare ci sa yaram bi tiwo yooyu yëpp lay tax ba tiwo yooyu yëpp sew ni ñu yaatoo woon deret ji di jaar di circuler normalement tiwo yooyu dañuy gën a sew ce qui fait que diabète mën na la jox tension parce que bu tiwo bi gën a sew tension bi ci biir tiwo bi dana yokku diabète mën na la jox tiwo bu fat parce que ñim day sew ba far fat diabète mën na la jox problème mu rooñu mooy rein yi ñuy wax ni ba nit ñi dem dialyse parce que day fat artères yi jëm foofu mën na tax ñu dagg sa tànk parce que artères yi jëm foofu ci daf koy fat donc ngeen gis ne diabète d'abord avant et après tout feebaru cardiovasculaire la feebar la boo xam ne xol bi ak artères yi lay attaqué c'est ça qui fait que diabète dafa grave ma ne la bu kasee ba commencé yàqu kenn mënatu ko taxawal parce que kenn mënta dem di xoos artères yëpp pour ñu yaatuwaat kenn dañuy seet artères yi nga xam ne ñoo gën a am solo ñu dem ko yàkkale mi ngi mel ni sa xol bi boo amee xol heart attack ñu dem defal la stent bu fekkee ne sa tànk yi métti na ba nga am góom boo xam ne kenn mënu ko faj nañ la defal stent ci sa tànk yi bu dee ne sax yaa ngi am ay AVC yu du jeex rek ñu gis ne artères yi jëm ci sa cerveau bi dañoo sew ñu defal la foofu stent mais kenn mënta def stent ci artères yëpp foo tax sa yaram deret génn deret jooju artère moo ko fa yóbbu buñ bëggoon a def stent ci artère yëpp du sotti donc moo tax mu bëgg a souligner encore une fois boo amee diabète toppatoo ko parce que recherche yi wane na bu dee ne toppatoo nga sa diabète ba sa hémoglobine A1C loolu dinaa si ñëwaat nekk moins de 6,5
sa complication from diabète moo complication générale population bi nga xam ne amuñ diabète presque benn la donc soo fexee ba sa hémoglobine A1C baax rek mën nga nelaw xam ne yow mii kat sa artères yi nekkuñu di fat waaw te loolu lu mën a nekk la surtout ñun ñu nekk fii nga xam ne vraiment garab yu bari nañ te garab yu baax nañ hémoglobine A1C mooy test bi nga xam ne moom la sa docteur di seet mu jox ko sa xayma suukar ñetti weer yi passé suñ ko xoolee mën nañu wax ne ñetti weer yi passé de sa suukar buñ ko doon seet waxtu wu ne xayma ko man xëy na 110 la wala xëy na 150 wala xëy na 260 loolu baaxul wala 300 la ça dépend si hémoglobine A1C mais buñ gisee ne c'est moins de 6,5 ça veut dire que 95% de chance que yow mii kat sa diabète bi yàqagul dara si yow te it doo continuer nii du yàq dara si yow loolu mooy hémoglobine A1C bon c'est très important boo nekkee sa kër nga seet sa suukar parce que dañuy xam ne yow mi bu dee yaa ngi seet sa suukar suba léeg-léeg nga seet ko bëccëg léeg-léeg nga seet ko ngoon da nga gis ne yëpp mi ngi nekk moins de 150 wax dëgg yàlla suñ demee xool sa A1C sa hémoglobine A1C dana baax loolu mais loolu rek mooy njëriñu seet ko sa kër ça veut pas dire que tu es contrôlé foog nañ ne bu dee ne 3 fois yi nga koy seet yëpp mi ngi nekk moins de 150 sa hémoglobine A1C dana baax mais loolu aussi on n'est pas sûr donc hémoglobine A1C mooy li wóor hémoglobine A1C docteur moo koy def donc na ngeen dem seeti seen médecin yéen ñi nga xam ne am ngeen diabète te am docteur loolu dama koy waxat na ngeen dem seeti seen médecin yi yéen ñi nga xam ne am ngeen diabète te am docteur parce que ñoom ñoo la mën a wax ne la sa hémoglobine A1C baax na ñoom ñoo la mën a wax ne la garab yi ngay jël c'est bon ñoom ñoo la mën a wax ne la voilà war nga jël garab gi pour ñu empêcher lii prévention c'est très important deuxième affaire bi ma bëgg a wax mooy garab yi waxoon naa ko fii dinaa ko fi waxaat wax ne am nañ ci dëkk bi garab yoo xam ne nii fi nekk nii loolu day wàcc sa suukar mais essentiellement day prévenir artères yu fat et c'est ça le problème artères yu fat yooyu mooy problème bu diabète on a des médicaments yoo xam ne ni dañ leen di xool garab yooyu nu ñuy wàññee heart attack nu ñuy wàññee AVC nu ñuy wàññee renal failure te gis nañ ne garab yi am na fi am na ay classe garab yoo xam ne soo koy jël vraiment da tax ba même bien que am nga diabète bien que sa diabète bi xëy na c'est pas contrôlé mais sa risque am AVC wala sa risque am heart attack wala sa risque am renal failure wàññeeku na garab yooyu yu am solo la c'est des médicaments très chers mais boo amee médecin fii mën nga ci jot mën nga ko am donc dama leen ni puus yéen ñëpp te am ñi nga xam ne amu leen diabète ngeen seet seen yaram mais soo ko bu leen kon ñu ko am aussi ñu seeti docteur ñu toppatoo complication diabète yi nag su ma si duggee du ma si génn ñoo bari lool. ah waaye jar naa dugg nag. waaw d'accord comme am nga complication yi moom. li ma wax rek résumé na ko. maanaam artères yi fàtt yi moom surtout. waaw yi nga xam ne ñoo si gën a fréquent. mooy affaire du ma wax yi gën a fréquent sax waaye yi gën a bon mooy. xol mais docteur teel ma ko foofu ma jël auditeur bi nga door a ñëw ci complication boobu la jël auditeur bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaleykum salaam. Alain ñu ngi lay ziare di ziare docteur Saloum. kooku Diop la maire la. Diop la maire nag. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax xanaa rek amati mbégte lool di la sant bu baax di sant tamit Alain. wax dëgg yàlla initiative bi am na solo lool. li may wax ni rek comme ni nga ko doxalee noonu de kontaan naa tiitoon naa nag parce que bi nga nee nañ ko dana xaar dans 3 mois di ñëwaat. tey nga ñëw taxaw ni vraiment ñu structuré commencé taxaw ci. liñ naan vraiment l'affaire a sonné à son heure. te doom ji juddu nga judd ca fi mu juddoo nga jël ko jox ko tudde ko ki nga xam ne moom jox ko mu jiite ko mu gën a ni saddaat suñuy xol. kon ñu ngi wax sàkku ci ñëpp nag képp ku déglu suñu message bi ñuy wax. ñu xam ne nañ sant yàlla bi yàlla defee taxi yi dañ ko prolongé ba nga xam ne fi mu nekk ni ñu bëri faayale guñu. ñëpp fexe lu ñuy faayal ñu génn ci leen liñ ci coppati man ko cee def ko taxe déduction képp koo xam ne xamoo luy taxe déduction nga dem wut ñu la ko expliquer ñu génne ko ci seen i taxe
di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala projet bi yàlla def ci jàmm fu ñu ko bëgg a yóbbu yëpp yàlla yóbbu ko fa ni ngeen ko tëralee lépp rafet na. man nag bind leen ma $500 man barkeeloo ko te bu ngeen soxlaa suuf fu ngeen ko def tamit ngeen wax ma incha allah dinañ xool nu ñu ci dent suñu kéem ci kàttan ba ñu jox leen suuf fu ñu di ko mën a defee ci kàttan suñu borom. maa ngi ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla mi nga xam ne moo am jàmm te fu jàmm am yàlla na ko yàlla indil ci ñëpp te li nga xam ne lañu yëkkati ni yàlla na ci yàlla teg loxoom ba fi ngeen bëgg mu àgg fa mu egg fa ci kàttanam. amiin jërëjëf am na solo de docteur loolu am na solo. waaw Allé xaaral ba tontu ko tuuti rek. waaw Diop baa coupé wul allo. déedéet coupé wu ma de maa ngi. voilà bon docteur waaw. kontaan nañ lool si yow lii la nga ci communauté bi donc ñi lay déglu xam naa ne lii da nga leen gën a jox sax enthousiasme. pour ñoom ñëpp bokk vraiment. dëgg yàlla jërëjëf yàlla na yàlla fay la. damay fàttali gars yi rek ne li ngay maye ci projet bi en 2020 mi ngi nekk taxe déductible en 2021. waaye boo mayee ren xaalis ci taxe déwén ñi lay dugg bien que taxe yi demagul mais boo mayee ren xaalis taxe déwén ñi nga ko mën a déduire. waaye benn la rek daanaka bu déwénee nga mën ko déduire incha allah. parce que am nañ pàcc boo wantrice yi boo xam ne soo ko présenté ak sa taxe loo ci mayee. dégg nga maam doo ci fay taxe incha allah dinañ la ko delloo. ça c'est un. La deuxième chose ma bëggoon a wax mooy ne c'est bien que Alain dina bind $500 yooyu waaye ñu xam ne bëggaguñ xaalis léegi bëggaguñ a laal xaalis léegi. parce que amaguñ bureau amaguñ trésorier amaguñ bank account. donc yooyu il faut ñu am ko nga xam ne xaalis bu ñëwee di jaar ci loxo kenn sa banque bu la jëm. mais vraiment li nga def nii rafet na lool kontaan nañ si te ñu ngi koy rafetlu ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla fay la. vraiment geste bu rafet la vraiment. ok donc docteur nga daal dem ci li nga xamante ni moom lañ doon wax rek ci diabète bi. complication diabète complication yi Alain c'est multifactoriel. c'est-à-dire que organe boo laal ci sa yaram rek diabète mën na ko yàq. soo laalee sa bëri diabète mën na ko yàq. soo laalee sa doq kii am na organe yu fa nekk diabète mën na ko yàq. soo laalee sa dënn bi foofu la rawee mooy xol bi. soo laalee sa biir bi mooy rein yi mooy estomac bi mooy intestin yi diabète mën na leen yàq ñoom ñëpp. sa tànk yi diabète mën na tax bañ dagg ko. boo xoolee sa organe sexuel yi diabète mën na ko yàq. donc partout diabète mën na ko indi moo tax ba nit ki bu ñëwee na la am naa symptôme nga xalaat ne ko waaw symptôme bi moom loolu doy na waaye da nga am diabète loolu nga koy njëkk a laaj. parce que diabète mooy loo xam ne lu ne mën na la koo jox. bon am na question buñ ma laaj keroog bu ma benn waaye oo keroog ne ma daal dama seetlu ne su ma lekkee léegi xëyee ba ndekki danaa toog ba guddi du ma bugg a lekkaat dara quoi. ma ne ko waaw loolu doy na waaye mu ne ma damay festel et puis damay géex rek et puis dama constipé du ma dem douche nangam ak nangam. ma ne ko kaa da nga am diabète mu ne ma waaw dama am diabète ma ne ko sa diabète bi gëj nga ko seet ma ne gëj naa ko seet ma ne ko moom nga war a seet parce que am na benn complication bu fréquent boo xam ne dañ koy fàtte bu ñu wax gastroparésie moom parésie yéen ñëpp xam ngeen ko français la c'est un mot français mooy ku paresse daal koo xam ne dafa tayal ku tayal quoi sa estomac bi bu tayalee loolu baaxul parce que estomac dafa war di contracter di pousse lekk bi pour mu wàcc donc boo lekkee dans 90 minutes vraiment lekk gi nga lekk biir estomac bi yëpp war na mën a génn dem si commencer digérer si sa intestin donc bu fekkee da nga lekk nag mu toog si sa estomac bi rek 2 heures 3 heures 4 heures ça veut dire que sa estomac bi dafa tayal lu tax mu tayal c'est pas exactement ce que je vais vous dire mais noonu dama bëgg ngeen gisee ko noonu bu suukar si bàyyee ci sa yaram bi lool sa yaram bi daf koy jéem a denc fu ne wax dëgg yàlla suñu yaram bi suñu partenaire la daf ñuy dimbale bu baax dana la sawloo suukar dana la tafliloo suukar mais aussi dana jël suukar fu mu ko mën a denc rek mu denc ko fa ba suukar si du lalu ci kaw artère ci biir artère yi su fekk daf koy denc si muru estomac bi mur boobu fa lay dugal suukar su bari li mu ko fay dugal nag moo tax ba mur bi dootu mën a contracté comprendre donc mur boobu nga xam ne moo daan muscle bi nga xam ne mooy contracté pour lekk gi wàcc mur boobu fi mu ne nii moo liggéeyatu lu tax liggéeyatu parce que suukar si dafa bari donc loolu mooy indi tayalu estomac bi loolu moom la ñuy wax gastroparésie muy complication bu fréquent nit ñi buñ ko amee dañu am fullness maanaam mel ni sa biir bi dafay fees dellu tout le temps ngay géex rek di constipé mais lekk bi mu ngi ci kaw am na ay garab yi ñu ko mën a joxe waaye traitement bi dëgg mooy contrôler sa diabète
soo contrôler diabète bi suukar si génn ensuite suukar si wàññeeku ensuite estomac bi commencé at liggéey donc ça c'est une complication très fréquente boo xam ne du la rey mais dina tax nga mel ni doo am benn qualité de vie daal yaa ngi sonn toujours yaa ngi tëdd yaa ngi tayal dootoo lekk mënoo enjoy benn lekk vraiment sa qualité de vie day wàcc bu baax. ok docteur tey ko foofu mu jël ñaari auditeur balaa ñu ñëwaat ci waxtu allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. di la nuyu Alain di nuyu docteur Saloum di ak ñiy déglu ñëpp. di rafetlu sa programme ak seen li ngeen di dugg noonu yàlla na ko yàlla sottil jàppale leen ci. ci daraja yonent bi tedd sallallahu alayhi wa sallam. li ma doon wax moo di affaire u diabète man dama ragal diabète torop ñaar laa ragal muy diabète ak dialyse ma doon wax docteur Saloum Cissé. pour affaire kii man bañ naa ko ba ay soow ak ay attaay yooyu yëpp dama ko naan même tey ndax ragal suukar mais est-ce que ci xoni rek laa bëgg a laaj ak fruit ndax yooyu suukar yooyu bari na ci. parce que xoni sax du ma ko di fal jël dama seexlu biis mais daal suukaru fruit moom lay laaj ndax am na garab bu ma doon jël Zyprex mu doon raise sama sugar ñu wàññiloo ma ko ne dama doon ami diabète am na kii lithium aussi doon na kii indil na ma problème pour rein ba ñu génn ma ci pour ne kon damay dem dialyse ma ne naa naan fluide bu bari donc ñaar yooyu daal ragal naa ko trop diabète ak kii donc loolu ci gën a mën a dimbalee daal yal na la yàlla fay ci xelal bi ma bàyyi ngay continuer sa programme même bu dul bi yoon it beneen yoon boo ci waxee dina baax bu dee du xaj ci bu tey mais daal ñaar yooyu daal laa bëggoon kii maa ngi aussi lu ñuy wax kyste moo ma daal fi mu ne kyste la xaw ma si sama ñaari oom yi beneen yoon boo ci mënee laal ci loolu jërëjëf gàttal. jërëjëf fa kooku moom mooy soxna Rougui Sall ma bàyyi la nga tontu wala ma jël auditeur beneen. waaw bàyyi ma tontu ko rapidement. ok. waaw garab yooyu mu wax lithium ak Zyprexa way lithium am na dafay am complication rénale yu bëree bëri donc mun naa comprendre ñu dindi ko Zyprexa aussi garab la boo xam ne daf lay jox yaram daf lay jox diabète soo ko jëlee lu yàgg daf lay jox yaram bu ëpp boobu moo lay tourné jox la diabète donc c'est très important que mu wàññi dose su fekkee ne ni su ko wàññee du ko wàññi dara fruit ak xani yëpp am nañ suukar xani mooy lem donc dañuy am suukar la différence mooy ni lii xam nga dafa am lu ñuy wax sucre rapide ak sucre lent rapide mooy suukar si ñuy suukaree suñ cere jeeg suñ soow yeeg suñ ataay loolu boo koy naan rek mu dugg si sa deret rapidement si saa si boo tegee sa suukar mu yéeg sucre rapide nag moo nekk si ay xan yi ay fruits yeeg yooyu loolu il faut sa yaram digérer ko mu donc sucre bu gudd la il faut bon niñ ko noonu rek laa ko mën a waxee bii suukar bu gàtt la moo tax day dugg rek commencé agir lii nag lu gudd da nga koy dagg pour suukar yu ndawaan yi mën a génn dugg ci sa yaram donc ça prend du temps pour mu yéegal sa suukar mais ñoom ñëpp ñuy yéegal sa suukar li tax bii gën nga xam ne mooy fruit yi ak xan yi bu fekkee lekkoo ci lu bari laa wax de tuuti nga ci mën a lekk mais boo ci lekkee lu tuuti rek vraiment dañuy wax toujours boo lekkee benn fruit par jour rek daanaka rek doy na quoi jarul ngay lekk banana ak pomme ak orange ak ñu ko dramé yi defee boo ci lekkee benn doy na benn boobu dina la indil sucre bu rap bu long bi baax na ci sa yaram te du yéegal sa sucre ba mu ëpp mais bu dee dag ci lekk lu bari moom baaxul de la même façon pour honey as well maanaam lem voilà ok voilà mu jël beneen auditeur allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam. Alain maa ngi lay nuyu di ziare docteur Saloum Cissé man la Mbaye Diop. Diop waaw ñu ngi Mbaye na nga def waay Diop. ñu ngi sant yàlla baax docteur maa ngi lay ziare di rafetlu bu baax a baax initiative bi sama xol daf ci sedd lool parce que initiative bu ambitieux la. merci. wax dëgg yàlla ñu di ko rafetlu tey ñaan yàlla àggale ko dégg naa ngay wax ci lu jëm ci wàllu formation de bureau ak structuration. yow de dinga ci war a bokk yow. am naa man wàll boobu soxal na ma ndax liggéey la bu noobul liggéey bu am solo kon nag incha allah ma dina xamal ne rek loolu soxla ma te bëgg naa daal ñu jokkoo ci. ngir lu jëm ci wàllu googu incha allah. voilà moom def naa ne il est très. ok baax na jërëjëf. voilà am na tamit beneen Mbaye Diop ñu koy wax Mbaye Diop na leer moom tamit Mbaye Diop nay leer moom tamit volontaire la ci liggéey bi parce que moom tamit il est administratif alors donc proposer ses services. oui. voilà donc voilà de temps en temps xam naa ne vraiment mën naa def liggéey bu rafet ci bureau bi sax c'est bien. voilà donc mun nga continuer rek ci
complication voilà donc complication boobu moom mooy boo xam ne dañ koy fàtte toujours nit ñi di ko wax di ko am yeneen complication beneen boo xam ne dafa bari lool te nit ñi di ko fàtte mooy complication si tànk yi waaw ñu bari dañuy may laaj sax tànk yi tàng wala tànk yi ouais tànk yi tànk yi nëam maanaam doo ko fil boo gisee ñu ne boo gisee diabétique par exemple comme mos naa leen ko wax fii booy gis diabète toujours da nga war a xool tànk yi am na ñoo xam ne ni dinañ am diabète lu mat 1 an buñ xool seen tànk yi seen xool tànk yi duñ ko xool seen diggante baaraam yi duñ ko xool alors que foofu la mooy complication yoo xam ne yu silencieuse lañu doon maanaam mën nga am complication góom ci sa tànk bi bu àgg ci sa yax bi te doo ko yëg parce que li ko waral mooy diabète day dindi feeling bi sa tànk yi dootoo feel sa tànk yi bu baax c'est-à-dire que boo mën nga dox ci kaw safara doo yëg ne yaa ngi dëgg ci safara loolu la ñuy wax polyneuropathie diabète dafay yàq sa neer yi complètement neer yi gën a gudd yi jëm sa tànk yi ak yi jëm sa loxo yi ñoom ñoo gën a affecté wu moo tax ba boo amee diabète da nga war di xool sa tànk yi waaw yaa bu si boolee di tux nag parce que foofu moom yàq bi day gën a gaaw parce que tux bi day fatt artères yi diabète bi day fatt artères yi mais aussi diabète bi day yàq neer yi donc rapidement nga am problème polyneuropathie ak problème vasculaire ñaar yooyu soo ko boolee musiba la boo xam ne nii daanaka ci amputation rek lañ jëm quoi donc ñu pay attention ci tànk yi di xool sa tànk toujours di làmb deret ji mu ñuy wax poul boo tegee sa baaraam ci sa kaw tànk bi nii mu nga làmb ko di nga yëg ni deret ji pus jaaree naan tuf loolu mooy wane ne vraiment deret jaa ngi ñëw bu baax mais aussi xool sa diggante baaraam yi est-ce que mi ngi weex tàll est-ce que mi ngi am góom est-ce que mi ngi am ay dagg-dagg mais aussi nga xool sa xol tànk yi est-ce que amoo foofu ay lu ñuy wax kalos affaire yu waw yu dégg nga am tànk yoo xam ne nii dañuy waw ko nga léegi am affaire yu weex yooyu nga xam ne da nga koy xool mën nga ko dagg ak paaka sax te naaj bi te du naaj loolu soo amee diabète am ko na nga ko toppatoo parce que loolu mooy précurseur ulcère yoo xam ne buñ commencé rek si yax ba la jëm mais aussi lépp li koy commencé mooy feeling bi donc lay sa tànk yi day tàng surtout guddi nga tëdd ba nelaw tànk yi di tàng nga jóg sol kawaas soog def lii def la seetal sa suukar bon loolu nag li koy joxe bari na am na ñoo xam ne am nañ ko te amuñ diabète am na ñoo mais boo ko amee toujours dañuy war a xool sa suukar parce que xam nañ ne bu doonee diabète baa ngi lay commencé sonnal mais am na yeneen feebar yu ko mën a joxe yoo xam ne boo demee sa docteur waxtaanee ko moom mu seet ko gis ko toppatoo yuñ mën a faj la waaw mais bu fekkee ne sa tànk yaa ngi lakk wala ñuy nëëm maanaam doo ko fiil bu baax nga am diabète ça veut dire que diabète bi loolu complication diabète la te dañuy wax toujours ne boo amee complication diabète ci benn place xamal ne am nga ko partout na nga dem seeti docteur sa primary care mu organiser fexe ba xool foo ko mën a am fii si dëkk bi boo amee diabète dañuy wax toujours ne soo amee diabète de plus de 5 ans war nga am cardiologue parce que xam nañ ne xol bi fi ne nii commencé na am problème boo amee diabète de plus de 5 ans war nga def sax stress test même boo amul cardiologue yi sa primary care war na la envoyé ñu xool donc complication tànk yi bu ama am solo la dañ ko fi gis toujours quoi am nañ fi suñ benn mbokk boo xam ne daanaka looloo ko yóbbu góom boo xam ne nii kenn mënu ko faj daf ne hôpital ñu jéem ko defal pontage sottiwut pontage bi jox ko infection ci la doxee génn àddina donc ñu toppatoo tànk yi ñu toppatoo diabète yi oui. allez ok voilà na ma jël auditeur balaa laa di waaw ne quitte pas allo mel ni na dem na de allo waaw ok yeggali waaw yeggali waaw dégg xaaral na quitte pas allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam. Allé na nga def. waaye ça va bien. Alaaji Saloum Cissé. waaw. oku. Kabbu Touré Kabbu. Kabbu Touré. Kabbu naka def waay Touré. sant yàlla bu baax a baax. gën naa la dégg. maa ngi sant yàlla bu baax ana waa kër gi. ñëpp a ngi Touré.
maa ngi déglu seen waxtaan bi waaye comme diabète daal moom mooy loo xam ni képp ku ko xamul jar na di xëy di daw 4 kilomètres di ko gont di ko daw te bu ko am ndax yàlla dimbale lu bu ko am way mais feebar la boo xam ne feebar yi ci àdduna bi yëpp moo ci gën a soof wallaay waaw te li ngay wax ni yëpp li nga ciy wax ni yëpp képp ku ko yor daanaka mën naa wax ne 80% yi ñu ngi koy fiil waaw ñu ngi koy. waaw man ñu ngi koy fiil ok. man li may wax ni yëpp lu ci bëri dama koy fiil de bu baax a baax a baax a baax nag toog suma tànk yi di xam problème danay métti ba ma tiit sax dem ci docteur bi mu xool ko yebal ma fuñ ko passé rajo mu ne ma dara new ci sa tànk yi dara nekk gutti même cardiologue bi muy seet def noonu suma docteur bi presque bu ma yeboon ne 6 mois yu ne dana ma xebal fu mu ko defee boo ma ñëwee mu ne ma yëpp baax na mais ay wan fii boobu muy wax nag mooy suma problème man waaw boobu moom pour mu normal ci man léeg-léeg daal mu seet ko ne ma normal na waaye nag doo bu fi gëj léeg-léeg mu ne ma dem mu ne ma sa lépp normal na waaye sa ay wan fii bi mooy sa problème waaw li nga wax noonu moom wallahi képp ku ko xamul booye ma toppatoo sa bopp bu baax di ñaq di toog xepp pour bu ko nangoo am très bien ok. waaw waaye yàlla jàppale ñëpp ñi ko jor yàlla fajal leen ko ñi ko yorul yàlla buñ ko yor amiin amiin Touré loolu rek ma ta ñaan li nga sant Touré li nga sant moo tax sa li nga sant Touré moo tax sa A1T bi nakaree toppatoo parce que loolu nag moom yëpp nga yëpp nga Touré yi mais yaakaar naa dëgg la parce que xam nga luy problème bi mooy tegal sant Diouf bokk contrôle lekk allez tegal sant Diouf bokk yaakaar naa wax na dëgg de waaw loolu moom bu sant la xam naa yëpp nañu lool de waaye boobu moom du ma ko weddi loolu moom boobu moom du ma ko weddi moom waaye léegi garab yu baax yi moom man suma docteur bi sax gëj naa ko moom parce que moom di affaire bi xëy ba léegi daf mën a xawaleel ci kër gi soo fiilu dara bu mu xool waaw loolu daal la ma wax waaye dinaa fa dem fan yi bu soobee yàlla seeti ko waaw da ngay laaj da nga koy laaj da nga naan ko man bëgg naa jël garab yoo xam ne dana tax ba du ma am problème mu xol wala du ma am problème mu rein da nga koy laajte bu fekkee ne metformine rek ngay jël wala insuline rek wala loolu moom lu ñuy da nga koy laaj insuline dinaa koy jël mais insuline bi benn yoon laa koy jël maanaam heure bu may tëdd rek laa koy jël waaw tooni milligramme heure bu may tëdd daal loolu la ma wax tooni milligramme da ko jël ok waaye su ma ko defee dinaa ko laaj maa ngi jël ay per waaw jox na ma maa ngi am metformine bi ak beneen per bu ndaw bu bulu buy faral di ñëw bulu ci yu mujj yi la nag waaw boobu ngay xam yooyu daal laay xaw ma fàtt na nu mu tudd mooy ñoom ñaar donc laay use fii toll nii waaw baax na waaw metformine moom xam nga du wàcce suukar waaw baax na nag bu ko waree baax na lool nag déet man dama koy naan moom unité moom ni ma ko waxee yëpp maa ngi ko naanee moo wax dëgg yàlla c'est bien waaw waaye daal garab su ma demee dinaa ko expliqué li nga wax noonu ne ko daal bëgg naa garab yi comme li nga wax noonu yëpp ba xam lu ma wax moom mais nag genn yembar la goo xam ni kamara la waroon a sant loolu rek mooy problème waa ji dafa góorgóorlu dara dafa xaw a tedd daal waaye mu ngi lay faj rek yow de comme mu ngi lay faj rek baax na mu ngi ma faj de waaye de moom daal bëriwul wax daal di jaaxaan waaye kon yàlla dolli jàmm amiin jërëjëf waaw ñu ngi ci seen gannaaw affaire bi rek bis bu yàlla tax bis bu ñu àggee te compte banque génn na bu ngeen am compte banque trésor yi daal waaw dina am loolu kay kenn ku nekk mën a andi li nga yore incha allah yàlla nañ ci yegg ak jàmm te taw amiin te yàlla ko taw ko yombal lépp amiin jërëjëf jërëjëf ok jërëjëf jërëjëf kooku mooy Kaba Touré ma jël keneen allo allo waaw salaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi leen nuyu man la Babacar Cissé Babacar Cissé ñu ngi lay ziar waaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp nuyu docteur Saloum di vraiment rafetlu initiative am di jëm ci projet humanitaire boobu mu taxawal bëggoon a bindu nag pour joxe suma expertise foofu jàpp ci liggéey bi très bien waaw léegi je ne sais pas xaw ma suma
fon na ba waaw ngeen léegi soxla wala. waaw léegi Alain mi ngi ak sa numéro n'est-ce pas. déedéet. Alain est-ce que am na ko je ne sais pas. déedéet. waaw mais Diop la maire am na sama numéro soo waxee Diop la maire. waaw man mu ngi lay déglu Diop la maire ak lay déglu sax. waaw ma ne waaw Diop mu ngi déglu. waaw donc bu ñu ko recensé waaw mën a jox sama numéro. voilà mu ngi noonu. bon man mën naa ñëw bokk ci liggéey bi loolu ma ci kii rek. loolu ma ci féetewoo rek naa ci jàpp incha allah. voilà c'est ça. bon su demee ci financièrement lan lay participer. dinaa def du ma def na comme drame yeeg pasi yi quoi. ñoom de su jaagee rek dinaa joxe da ngay joxe. d'accord donc yow gars yi nañ la soxla ñaari yoon quoi. merci beaucoup jërëjëf Cissé jërëjëf allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw. waaw man la Soxna Yaama Alain Jigal maa ngi leen di nuyu. waaw Soxna Yaama ñu ngi lay ziar bu baax a baax. man maay fan number one docteur waaw kii day moom day xuloog man rek sax bu xawee yéex sax docteur bu xawee guddee sax mu commencé kaas waaye teggil ñu kii tey nit ñu docteur jërëjëf ay soxna Yaama da ciy xuloog man toujours de docteur day teel a ñëw day teel a ñëw moo tax tey nga dégg ma man su docteur guddee rek damay nelaw moo tax vraiment tey ma kontaan lool ci heure bi nu mu jegee macha allah feebar bi nag moom jaaxle woon nañu lool bu ñu déggulee docteur vraiment di dalal xel yi voilà vraiment mais ma dégg léegi nga wax nag affaire suukar ci affaire diabète bi kii nag surtout lem bi nga ne lem bi baaxul ak fruit bu bare te ñu ne ci temps feebar bu mu amee ñuy naan loolu lem ak ay saxaw ak ñoom globe bi nu tuddee xorompole naan nañu lem ba sonn ci feebar bi docteur man dama ci jaaxal lem dafa am suukar mais man j'entends toujours chaque fois ñuy wax lem te lem dafa am suukar dañu ko recommandé woon nag pour ñu di ko naan ak di ci def jinjeer yeeg ñun daal naan nañu loolu ba ci coronavirus bi ngay wax yow waaw ci coronavirus waaw parce que ñu ne il faut nga bind sa système mais boo amul diabète d'accord waaye boo amee diabète moom lépp lu saf suukar ci sa yaram ci sa gémmiñ war nga ko xoolaat bu baax quoi lépp lu saf nga xam ne soo kiyee mu saf suukar xamal ne dina yokk sa suukar seulement dafa am yoo xam ne dañu yokk sa suukar instantanément am yoo xam ne dañu yokk sa suukar lentement voilà lentement parce que tam dañu waxoon ne ay orange baax na ay mandarine bind sa système beeg yooyu on a pris beaucoup de yooyu daal yu vitamine yooyu daal pour bind suñu système ndax du ñu indil problème après ndax du ñu indil benn problème après non bon il faut contrôler le diabète bu fekkee da nga doon naan lem na nga ko bàyyi bu dee da nga doon lekk orange yu bëri na nga ko bàyyi mën nga jël vitamine C te doon naan orange juice tu vois mën nga jël vitamine mën nga am lekk am lem dafa am lu ñuy wax ay micro éléments ak antioxydant yoo xam ne ni ñoo tax mu baax yooyu mën nga ko am te doo naan lem tu vois mais suukar si lem moom suukar donc c'est un sucre boo xam ne ni dina yokk sa suukar seulement ça daf koy def lentement mais même lentement bëggoo sa suukar yeeg donc mën nga ko am na ñoo xam ne tuuti la ñuy def lem par jour pour naan seen café moo gën nga def suukar parce que suukar bi moom ci kaas yi laay yéegal ci suukar mais de toutes les façons moo gën suukar mais aussi taxul mu baax noonu daal laa ko waxee quoi d'accord waaye te yi ñuy wax ne ak affaire coronavirus bi nag li affaire xaar ma jëmp ci tuuti jinjeer yi ñuy naan ak kii ak vinaigre apple cider vinaigre yooyu ñuy naan ak yooyu est-ce que yaakaar nga ne ba baax na ci bill suñu système bi loo ci xalaat yow c'est pas prouvé que ça marche c'est pas prouvé xam nañ ne daal non apple cider vinaigre moom man gisuma benn recherche bu wax ne apple cider vinaigre am na bon gis nañ ci instance yu bëri que ne vitamine C baax foo ko mënta amee te bu dee da nga am jabet nga wàññi suukar bul jël orange juice mais vitamine C baax na xam nañ ne vitamine D baax na fekkee sa vitamine D dafa law mais fexe ba sa vitamine D mat dina tax ba boo amee covid-19 bi du la gaaw a daan du la gaaw a gañ xam nañ ne dinaa ndox ba doy boo amul diabète moo gën mais yooyu daal c'est sûr que moom xam nañ ne baax na
mais ay apple cider vinaigre moom mosuma ko dégg sax ne nit ñaa ngi koy utiliser quoi. man dafa am kenn ku waxoon apple cider vinaigre nga boole kook laaj boole kook jinjeer boole kook xorom polle def ko benn ci mélange di ko naan pendant 25 jours baax na bu bind sa système dafay faj coronavirus. xam naa ne am na foofu ay vitamine C yu bëri de foofu de am na ay antioxydant yu bëri li nga wax foofu noonu ay laaj bi waaw ngay boole jinjeer bi ak xorom polle beeg nga boole ko apple. xam naa ne yooyu moom am nañ ay kii quoi. ay vitamine C ay antioxydant mais gisuma nuñ mën a empêcher coronavirus quoi. coronavirus bi daal. waaye façon bu ne la ñuy génnee. waaw composition bu ne génne nañ ko wax dëgg yàlla naan nañ ba sonn. santé ñu ñaan yàlla rek yàlla génn ko. jàmm ak salaam yàlla musal jërëjëf docteur vraiment kontaan naa ci welcome back. jërëjëf ma jël keneen allo. allo. waaw. allo waaw ñu ngi lay dégg Alaaji. waaw ñu ngi lay dégg. allo. waaw allo ñu ngi lay dégg. waaw ça va Alain ma ne booy noonu dama bëggoon laaj docteur naka la ñuy waxee toppum siti en français et puis aussi lan mooy remède bi. ndoxum siti. waaw xam nga man ndoxum siti wax naa leen ne xaw ma man li ma xam mooy rash mooy yaram bu am ay xubeeku wala ay picc wala kii waaye picc yi am nañ lu mat 1000 different picc. mën nga am picc yoo xam ne nii allergie la mën nga am picc yoo xam ne dafa lu la mat mën naa am allergie picc yoo xam ne nii dafa am lu la vraiment différent am na feebar yu génne picc yi am donc boo ne man ndoxum siti ñun Sénégal lu ñëw rek ñu ne ndoxum siti la xam naa ne eczéma danañ koy wax ndoxum siti mais du eczéma rek la ñuy wax ndoxum siti Sénégal moo tax ba man boo ma waxee ndoxum siti du ma dugg si terrain boobu li ma laay wax mooy loo am wax ma li nga am ma ne la décrire moo ko décrire ko mais la nan lay def si yow daf lay xesen wala daf lay tere nelaw bëccëg wala dafay nàcci wala dafa am ndox mu si génn wala dépendant de tous ces facteurs là mën naa la wax ne mais man damay wax c'est que de bon ay dafay par exemple sa wéy yi dañuy ñuul tu as vu puis yenn saa yi bon dina am tuuti ay xasan yooyu so loolu laay waxee foofu laay waxee quoi. waaw mais loolu taxul ma xam lan la de wéy yu ñuul ak am ay tuuti xasan yooyu taxul ma xam lan la y a tellement de caractéristiques yu ñu war a laajte xam ko mais ay wéy yu ñuul ak nga nekk wax mun na nekk ne sa pic da nga am hyperpigmentation rek moo tax sa yaram sa wéy yu ñuul peut-être que ça n'a rien à voir avec xasan beeg rache bi nga am quoi donc vraiment bëgguma eere ci terrain boobu quoi il faut ma di laaj ko question yu bëree question yu bëri parce que rache bu nekk dafa am caractéristique yu ñu ciy xool est-ce que dafa plat est-ce que dafa am ay picc est-ce que dafa am ay gamb est-ce que day xelli est-ce que day xesen est-ce que day naaj y a tellement de questions à demander vraiment non si rajo bi quoi ok voilà ok jaajëf waaw merci ba jël keneen allo kooku dem na allo waaw kooku tamit dem na ma jëlaat ko fii allo 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 salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaleykum salaam. ñu ngi leen di siyaare bu baax docteur ñu ngi lay siyaare bu baax. maa ngi lay delloo ziar. di la sant ci liggéey bi ngay waaj a commencé yal na ko yàlla yeggaleeg jàmm ci daraje Nabi Moustapha. amiin yaa rabbi. amiin. bis booy staaree bu soobee yàlla dinañ ci def suñu kem kartan ci leen am. jërëjëf. incha allah rabbi ma am benn laaj bu may wala ñaari laaj sax yu may laaj. waaw ci ndoxum limon moom dama koy faral di naan lu bare même ndox sax bu ma koy naan dama ci futti limon wala ma jaxase ko junjeer di ko naan duma ko seeral nag day tàng et puis Tylenol bi nga xam ni dañ ci def 500 milligrammes itam dinaa ci naan ñaari doom par bis dafa feebar bu mu dal wala leen nag dama koy naan rek gis ci njariñ waaye may laaj ba xam wàññi dara am di Tylenol bi nga xam dañ cee def extra 500 milligrammes naa ci ñaan ñaari doom par bis léeg-léeg moo sonnee sax naa ci doom ñaar suba wala ñaar ngoon ab chauffeur taxi laa tam waaye li moom ndoxam li moom li ma koy naan dafa bari daal moo tax may laaj ba xam dina wàññi daal wàññi daal. yow noonu sant mbay nga sant wala Dramé nga sant wala. Diop laa sant Diop waaw kon Diop. Tylenol bi da nga koy naan kañ dégg dafa am looy faj waaye da nga koy naan rek parce que dafa neex wala parce que Tylenol garab la damay wax toujours ne
per moom yëpp ñu ngi leen tuddee drogue en anglais. boo déggee anglais ne drogue. mooy dañoo am ay effets secondaires. drogue mooy loo xam ne mën na def sa yaram lu baaxul. donc bul naan taale noonu rek parce que am nga filimu naan ko wala defe nga ne soo ko naanee dana def lu baax sa yaram. bu fekkee sa yaram yi ngi métti waaw bu fekkee ne da nga sonn lool te nga defee ne doo nelaw nga ne taale su ma ko naanee dinaa nelaw d'accord naa parce que ñaari taale noonu moom wax dëgg yàlla chance que mu jox la effet secondaire tuuti na lool mais mën na nekk mais nag bu ko naan rek parce que tàmm nga ko waaw ndoxum limon moom lu baax la parce que am na vitamine C bu fekkee terewul la nelaw guddi moom nga koy naan moom am na solo baax na am na vitamine C yu bari du la wàññi dara voilà d'accord bon na ma jël benn auditeur allo 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 waaw allo salaamaaleykum waaleykum salaam waaleykum salaam waaw docteur na nga def maa ngi sant yàlla ndoxum siti kuli la kuli waaw mooy kuli ma ne mooy kuli waaw mooy kuli lan mooy kuli kuli Saalum lañ ko wax maanaam kuli sa tànk yi day xar fett waaw loolu mooy ndoxum sa tànk yi de tànk ji de fett nga xam ne bu jamono loolu yi dafay xar nii nga ciy diw kooku mooy loolu la ñuy wax ndoxum siti waaw mais am na ñeneen ñu koy wax leneen am na ñeneen ñoo xam ne dañuy amee ay picc ci seen yaram muy xesen loolu aussi waaw kuli siti lañ koy wax loolu waga du waga déedéet waga moom xam nañ waga moom feebar la waga moom infection la waga moom dafa am benn microbe bu la koy jox waga moom infection mais ndoxum siti liñ ko tuddee Sénégal dafa bari ba man boo ñëwee ne ma ndoxum siti laa am dama naa la wax ma leneen waaw kuli Saalum na kuli lañ ko wax moom kuli waaw docteur ñu tey ko foofu ba jéggi waxtu ya ñu ngi jéggi waxtu ok voilà Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daaneel ko taagaañu woon nak ileer jël suuf taf ca góom ga mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Pengen asen bakan. voilà bon nag ba tey ma nag bàyyi docteur ak li bi mais am na sax ñuy woote ba tey balaa ñoo ñëw ci ñu préparé rek Sagna bu Ndiaye laaj Malick Tall léegi ñu daal di ñëw bon ma daal di jël benn auditeur docteur allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ala na nga def. waaye ça va bien. ale waaw dama doon laaj docteur maanaam baaraamu tànk lañu tànk xam nga léeg-léeg day am weex-weex bu ciy nekk. waaw loolu jabet moo koy def wala du loolu du jabet. docteur. baaraamu tànk lañu tànk la plupart day am weex-weex bu nekk ci suufu tànk. baaraamu tànk lañ quoi. maanaam bu tànk bu ndaw bi bu ndaw bi. waaw day am weex-weex bu ciy nekk loolu jabet moo koy def wala. docteur da ngay wax ne suma baaraam bi dafa am weex-weex bu nekk loolu du baaraam yëpp la am non baaraamu sànqaleñ bi lay nekk quoi. maanaam waaw dafa ne sa baaraam waaw sa dama bëgg a wax ne suma baaraam bi. waaw damay laaj rek pour jàngalaale ñëpp.
suukar waxaale ñëpp rek bari nga ñu koy am nag moom. waaw bari na ñu koy am moom waaye du ñëpp a koy am de. parce que c'est pas normal. lu weex loolu ngay wax noonu. loolu la ñuy wax ci wolof heure bit ñun Saalum heure bit lañ koy wax. heure bit. heure bit. yaa ngi dégg c'est pas normal. le plus souvent infection spongique la dafa am ay parasites yu koy joxe. léegi nag boo amee diabète nag c'est encore plus grave. parce que infection boobu mën na la jox góom boo xam ne ni mën na dem ba àgg ci yax bi te doo ko yëg. mais c'est pas normal su nga koy am. donc le plus souvent li koy waral mooy ñun ñuy jàpp boo jàppoo sa tànk weex tooy foofu nga sol kawaas avancé. da nga koy moo tax muy infection boobu di yàgg quoi du gaaw a wér. mais boo ko amee da nga war di wowal sa tànk toujours wala nga ànd ak mouchoir boo xam ne soo jàppoo pare fomp ko ba wow nga door a sol sa kawaas loolu rek mën na ko wéral bu dee amoo jabet. waaw la plupart su ma ko amee su ma ci takkee morso su ma xëyee rek après day wow bu daal di dem quoi. waaw mais est-ce que dina dem weex dina dem. mais bu tooyee rek ñëwaat quoi. non weex waaw li nga war a def mooy topp du mënta dem ci benn fan rek affaire bi moom il faut nga toppatoo ko ay yoon d'accord di ko boo tooyalee aussi booy jàpp ba pare rek nettoyé ko ba mu set pomp ko ba mu wow bala ngay sol sa kawaas. am na sax ay crème yoo mën a jënd across the town di ko ci def dina ci baax quoi. am na crème bu tudd Lamicil boo ko jëndee dina ci baax. Lamicil comme ni nga ko dégg rek LAMISIL. ok d'accord. voilà. ok ma jëlaat beneen auditeur allo. allo. waaw. Alain na ngeen def. waaye ça va bien. waaw maa ngi nuyu docteur bu baax. et puis di rafetlu seen émission bi. jërëjëf. mais au fait dama ko bëggoon a laaj. ku mosoon na def colonoscopie 3 years ago. ci procédure bi ñu remove woon benn polype. ma bëggoon ko laaj. est-ce qu'il est nécessaire pour mu defaat ko beneen colonoscopie quoi pour une deuxième fois. oui bu dee sa médecin dafa la wax nga defaat ko c'est nécessaire parce que sa médecin moom moo xam polype boobu est-ce que c'était précancéreux ou non xam nga dañuy boo amee benn polype bien que benn la polype boobu dañ koy envoyé ci laboratoire bi ñu xool yan genre cell ñoo ci nekk. bu dee ne cellules yi c'est des cellules complètement benignes. waaw benignes lañ wax exactement. waaw si c'est benign dans 5 ans nga ko war a defaat. ok parce que mën na nekk buñ ko bàyyi woon foofu xëy na bu rombee 5 ans yi dina nekk cancer mais bu dee ne c'est précancéreux wala c'est cancéreux bu dee c'est cancéreux da nga ko war a defaat dans 1 an bu dee c'était précancéreux da nga ko war a defaat dans 3 ans. gannaaw bi ko pali rek. waaw mais benign rek lañ wax rek. waaw même bu dee benign da nga ko war a defaat dans 5 ans. ok mais dañu wax dans 3 ans quoi xaw ma nekk. waaw sa docteur moom moo xam lu tax mu wax dans 3 ans bu ne la dans 3 ans demal dans 3 ans. ok. oui. voilà jërëjëf. voilà docteur am na kenn koo xam ne mu ngi laajte nee na yan période wala yan moment la war a la insuline di baax ci moom. dégguma la. mu ne ban moment lay jël insuline docteur bi recommandé wu ko mais dafa ne ci ban moment la insuline bi baax ci moom. ah non loolu sa docteur moo la ko mën a recommandé mënoo toog rek defe na yow mi insuline baax na ci yow parce que dafa am test yu ñuy def yu ñuy wane ne yow kat sa suukar bi su nekk ni dafa laaj insuline waaw parce que bu ñu xoolee ne yow mi sa A1C bi ñu ngi lay jox doom yi te doom yi taxul sa A1C bi wàcc wala ñu nga am ay facteurs yoo xam ne dañ gis ne yow mi kat amatoo insuline parce que comme ni ma leen ko waxee type 2 diabète mooy diabète bi nga xam ne am nga insuline ci sa pancréas bi mu ngi ci sa biir deret bi waaye insuline bi liggéeyatul insuline nag bu deful li mu war a def rek mi ngi def lu mu war a def. mais ban période la ko war a jël ban période la war a jël il faut que docteur Beck doo koy déterminer waaw. sa docteur moo ko mën a déterminer yow mënoo ko déterminer. sincèrement mënuma toog fii ne la ku am lii war nga jël diabète war nga jël insuline ku am lii mais maladie yi may def sous insuline c'est parce que y a beaucoup de facteurs yi am. yoo xam ne tax na ma xam ne kiif na ni soxla na insuline. insuline docteur ci sama xalaat insuline day dem ba benn état boo xamante ne par exemple bu fekkee ne diabète bi dafa yéeg ba yéeg est-ce que moment boobu la war a jël la ñu war a xam ne insuline bi am na lu mu war a liggéey ci moom. waaw mais est-ce que diabète bi li mu yéeg yaa ngi def li nga war a def wàcc ko c'est ça la question
c'est-à-dire que yow fekkee ne yow yaa ngi am diabète jox la metformine rek nga dem ñu seet sa insuline tey mu nekk 7 sa A1C mu nekk 7 3 mois après nga demaat ñu seetaat mu nekk 9 mais c'est normal que mu yegg parce que metformine fort mënu ko fekkoon ne bi ñu ko seetee mu nekk 7 joxoon nañ la yeneen garab mu continuer yéeg bu boobaa nga ne xëy na garab yi doyul moo tax sa mais aussi bu fekkee na nga am problème cardiovasculaire yoo xam ne tax nañu ne nañ gaaw wàcc suukar si rapidement voilà wala bu fekkee ne gis nañ ne sa A1C yéeg na lool vraiment te yéeg boo xam ne wóor nañu ne suñ combiné ay garab yu bari nañ la indil effet secondaire yoo xam ne ni c'est risqué donc y a pas mal de facteurs yu ñuy xool pour ne daal kii insuline moo gën si moom parce que insuline aussi baax na lool drogue ça veut dire que am na effet secondaire waaw xaaral ma jël benn auditeur allo waaw ko dem na allo salaamaaleykum waaleykum salaam ale ñu ngi lay nuyu te di la siyaare ñu ngi lay fay waay kooku dan la ñu ngi nuyu docteur Cissé bu baax ñu ngi lay nuyu sëñ waaw laaj bi ñu amoon mooy comme tànk yoo xam ne dafay xesan ba dafa mel ni luy mat xam naa ne moom gaz suukar la waaye ban kii lan mooy sababam dëgg-dëgg xam naa ne pour diabète da koy joxe mais ni muy xese na bu dikkee daal bu la fekkoon ngay nelawit di nga yeewu bi ci toppit mooy kuli li ñuy wax kuli jàngoro kajoor yooyu yëpp ñoo bokk menn maam daf di ko ñu ne ci biir Sénégal dañoo am nañ ko tudde waaye benn bi rek la ki wax problème mu baaraamu sang lañ buy xese nit boo amee diabète baaxut waaye moom it jàngoro kajoor wala kuli boobu muy wax ñuy wax nii xaj na tubaab yi xamuñu ko waaye kuli dina ko joxe soo tasee ku ko man nag bu la ko joxee man ba amoon na jamono yoo xam ne daal di moom da mel ni baaraam bi day bëgg a dagg mais ba mën naa ne garab bi ñuy wax ne garabu kuli la wala garabu jàngoro kajoor mujj na dañ ba wow koŋ bu may sangook lépp dutu tooy quoi loolu ma jottali ko bokkitaal bi ñu déggee ko noonu. jërëjëf. ok waaw jërëjëf bon nag docteur waaw léegi ñu pare. première question bi li ma njëkk a wax mooy affaire xesen bi waaw booy xesen yu ëpp yooyu nga ne sa tànk di xesen. mun na nekk aussi différent mun na nekk affaire yu bari quoi bi njëkk a ñëw ci suma xel boo amee diabète mooy infection parce que am na infection fondique nga xam ne sa tànk bi sa xol tànk bi day mel ni day am ay anglais yi ñu ngi koy wax scale dañ day ay xubeeku yu sew yu si ne nga xam ne bu la neexee nga mën ko nga xesen ko faxas ko mu wadd loolu c'est infection la ñu bëri dañ koy am defe ne voilà suma tànk yi day xub rek mais c'est une infection dafa am infection boo xam ne parasite moo koy joxe am na garab yi ñu la mën a jox pour mu dem yooyu nag xesen lañ lay jox parasite yooyu dañ lay xesenal sa tànk bu ngeen di xoolaante sax léeg-léeg mu am ay commercial yu yoo xam ne dañuy wane ñi nga xam ne dañuy am infection si seen suufu wey mooy infection fungus yooyu seen suufu wey ñuy yoxe ñuy comment dire ñuy advertise ay garab yoo xam ne ni pour loolu la da ngeen koy seetlu même infection bi mooy dugg sa xol tànk bi di la xesen loo seen yu ëpp yooyu boobu daal moo dem suma xel mais bu fekkee dafa am du amuloo ci loolu yëpp sa tànk bi amul dara benn xub bu ci nekk dafa laaj nga dem seeti sa médecin waxtaan seen moom gannaaw da nga am diabète li nga wax noonu ci jàngoroy kajoor ak kii yooyu yëpp sa xam-xam la man loolu xaw ma ci daal li ma ci xam daal wax naa ko ci wax dëgg yàlla. ok voilà bon nag docteur ma jël dernier auditeur balaa ñëw d'accord nag allo allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. aleykum salaam. Alain. oui. na nga def. ça va bien kooku. man la Samb daa bëggoon nga laajal ma docteur ne ko man nag jabe la waaye ñaari plate maafe laay moom laay kii di ndekkee benn ak sel ak benn miisu mburu ndax loolu dama koy yokk wala dama koy wàññi. kooku mbay la sant. kooku mbay la sant wala. en tout cas doy na waar de. maafe bi nag maafe kànjee nag noom ci la ma xiir moom. yow Dramé sant wala. kooku daal mbay wala. kooku doy na waar lool waay. Dramé laa sant nag. Dramé la sant kay maafe daal moom te maafe kànji nga jël. moom daal la ma xiir ak benn axel xam nga axel. mooy yooyu jamekee yi di defar. waaw yéen benn axel ak benn miisu mburu daal moom ci la ma xiir. docteur ko kii affaire alimentation bi doy na waar bi.
damay laaj nag ndax dama koy yokk wala dama koy wàññi lu ci gën a baax. da nga koy wàññi sëñ Dramé kooku moom. ma wàññi ko. waaw wàññi ko. may yem ci ñaar yëpp maa fa yëkkoon. déedéet da lekk végétaux yu bëri da lekk kanje yeeg suppame yeeg carotte yeeg yooyu baax si yow. waaw kon mburu mi nag moom. mburu bi nag ko wàññi mburu mi tuuti rek moo jëlee miis mburu mi da nga koy xaaj juróomi xaaj ngay lekk benn ba rek. ak sel suba teel bi moo ko bàyyee bopp bi day metti de. déedéet mën nga def leneen. yow de yaa ngi weer sa bokk yaa ngi weer. docteur rag dikk na de. waaw baax na kon ñu fa naan jàmm jërëjëf li ngay woote nag maa ngi ci biir. waaw baax na jërëjëf. waaw loolu ngay dagaan. waaw. maa ngi ci biir yàlla na ko yàlla sa borom ba sottal. amiin waaw loolu moom la am solo la moom maa ngi ci biir. incha allah jeex na jërëjëf. jërëjëf allo allo allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam kooku 25 la. waaw léegi ñu ngi leen di ziar de. da leen nangu ziar waay. alhamdulilah ñu ngi nuyu docteur bu baax a baax a baax. day jóg rek di ñaanal jàmm di ñaanal jàmm yaram ak ñun ñëpp kay. amiin man li ma ci bëgg a sànni rek la nag ale xam nga docteur moom xam naa du ma ko xelal waaye am naa sama benn xalaat bu ma bëgg a wax quoi. dama bëggoon daal gars yi daal nañu jóg di entraîner. waaw. loolu lu am solo la gars yi daal na tànk yi métti yeeg ndigg yi métti yeeg yooyu yëpp na gars yi daal na jóg dem ci terrain bi entraîner ji. waaw baax na ci de. waaw loolu daal moom laa amoon lu ma ci wax quoi tey. voilà bon mu ko jërëjëf. waaw bu commencé affaire bi la ci naw quoi. dëgg jërëjëf waaw. c'est ça. d'accord 25 jërëjëf. Jigo Pay nee na gars yu bari. Jigo Pay nee na ñu bari ñu ngi feebar parce que dañu toog ci kër yi docteur loolu am na solo. ñi nga xam dañu toog ci kër yi nee nañu génn dox bu affaire bi kii la waaye bu ñu toogee ci kër gi bu ñu mujj feebar. oui loolu moom am na solo exercice moom si dund la bokk. maanaam sa yaram moom. ni nga ko mën a toppatoo mooy li ngay lekk ak aussi li ngay parce que di lekk rek sa la ko si énergie bi sax parce que boo li ñuy génne muy déchet nga xam ne mooy taw bi wala dem àll loolu c'est naturel mais def sport ñaq loolu dafa baax dafa bokk si lifestyle bu baax maanaam ni ñu war a dundee foo ñuy jóg dem yëngatu ji tàggat yaram yi la ko wolof tuddee te moo ko tuddee tur bi dëggantaan sax tàggat yaram dafa baax lool si même boo amul dara sax toog ñaari fan yu ne nga dem def tàggat yaram pendant 45 minutes ñun loolu la ñu recommandé man maa ngi bokk ci li ñuy wax American Association of Family Doctors dañuy recommandé ñëpp te ne ñaari fan yu ne war nga am boo amul dara la de loolu nga am 45 minutes à 60 minutes yoo xam ne ngay tàggat sa yaram boobu mun na nekk dox mun na nekk dawal vélo mun na nekk loo bëgg rek loo xam ne nii sawar nga si def ko waaye li gën a am solo mooy nga continuer ko kon pendant lu yàgg moo mais na la neex aussi moo gën nga def loo xam ne ni da nga koy def pendant 1 semaine 2 semaines arrêté ko loolu moom am na solo lool. ok docteur bon nag xam naa ne fi mu ne nii loolu moom mooy li nga xam ne moom bu joon ci ligne bi ñu daal di pare jërëjëf Alain voilà donc Alain liggéey bi commencé naa yow léegi yaay président bi donc yàlla na yàlla may la si ndam amiin gars yi nga xam ne nii ñu ngi bëgg a bokk si bureau bi ñoom ñëpp danañ la commencé woo bu boobaa ñu itam danaa sawar ci wax ak ñoom lool fàttali leen liggéey bi ni muy demee ku mel ni Mbaye Diop danaa ko si biir semaine bi ñu waxtaan ci bu baax incha allah ku mel ni Mbaye Cissé moom aussi incha allah su ma amee ni moom danañ si waxtaan ñu xool ñi nga xam ne nii vraiment pare nañ ci bureau bi dinaa owaat Ramatoulaye ak kii ñu koy waxee di nen dinaa leen oo ñoom ñaar ñëpp aussi ñu gën a waxtaan ñoom ñëpp ñu xool bureau bi parce que bureau bi moom mën nañ dem ba jusqu'à 10 à 12 personnes yu si nekk mais ngeen xam ne ñun ñett aussi ñu ngi si biir mais ñun vraiment dinañ indi suñu expertise mais aussi dinañ indi suñu xalaat mais aussi dinañ indi suñu xaalis ak suñu fundraising possibility parce que ñun am nañ possibilité def fundraising yoo xam ne incha allah dañ ko def au service de cette cause incha allah docteur ma jël auditeur non xaaral am na kuy insister nii ci ligne bi ma jël ko balaa ngaa dem xëy na mu am question bu muy posé allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah docteur Saloum Cissé siyaare nañ la kii mari laa la ñu ngi lay siyaare
waaw neewoon naa ko na indi turam bi dëggantaan Saloum ñun ñëpp a ko mbokk doo fi ñëw rek jékki-jékki ne Saloum nga tudd loolu mënta nekk. waaw indi tur bi beneen bi mooy. Jim Sakho mënta ñëw dootu ñëw sax far ci dëkk bi jeex na. léegi dama bëgg nga allahuma ma dem ci Cheikh Fatou Camara dégg nga. beneen bi mooy waa jooju xoote woon sànq naan Dramé la sant ci maafe beeg yooyu. xamal man ñii lay wax waaye gis nga man damaa am ndigal ci lekk maa feñ. damaa am ndigal ci lekk maa feñ ak steel boobu muy wax. moom nag Samba la sant jaay na santam bi tey bés nekk tey jaay na ko sant na Dramé. yóbbuwaale nit ñi sant Samb yëpp nag Dramé lañ sant tey. waaw waxoon naa la keroog nag ne la may premier ma njëkk a bindu ci li nga doon wax. yàlla na ko yàlla taxawal. accepté nga. waaw d'accord. accepté naa bu baax sax. waaw fii ci New York man may premier ñi njëkk a dugg ci mbindu mi ak li ñuy joxe. macha allah voilà vraiment macha allah. waaw. baax na kon nag yàlla na yàlla defal la jàmm. ok jërëjëf Dramé. jërëjëf jërëjëf. bon docteur Bon mu ngoog. waaw donc xam naa ne ñu daal di ñu ngi lay gërëm leen sant bu baax vraiment. ñu ngi lay gërëm yooyu di la jox prochainement rendez-vous ñu bàyyi rek comme ni ñu koy faral di defee rek bàyyi la ak Youssou Ndour mu santal ñu la gërëm ñu la gunge la le temps ñu gunge la gërëm ba ci tëdd ca lal ba. jërëjëf Allé. merci beaucoup jërëjëf docteur jërëjëf. merci beaucoup. déedéet. muy dëggit nag. déedéet. ndeke docteur ñaari njaboot la am bu ci kër ga ak bu ci dispensaire ba. waaw waaw. bi ci rajo bi nag mooy bu ci kër ga waaye nee nañ mooy bu ci dispensaire ba ndax fii la lay faje wax la lii la daal bon nag bii moom du pierre deux coups la. yàlla yàlla fayal ñu ko ndax consulté nañ la wax la li la daal te demoo ci dispensaire ba ñu déglu kàttal fa seen nit ñi daan dem ba ci kanam. kooku accompagnement yore waaye Badou Ndiaye moo yore guitare nga ji mbay de Badou Ndiaye. léegi El Hadj Malick Tal Sandiamou Ndiaye tey dañu ko teel a def parce que auditeurs yu bari nañ daal dañu bëgg di teel a déglu El Hadj Malick ak Sandiamou Ndiaye. buñ ci paree dañuy indi Ablaye Diaw muy indi ñu ñaari final yi nga xam ne moom lañ ko laajoon. buñ ci paree nag door a ñëw ci waxtaan wi tey Grand Place.